jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem koo jukki bokk na ci taw yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku boobaak léegi ci Ndakaaru ay fan mi ngi nii nag muy wëy ci la jamono bëri na ñenn ci ay gox-gox yoo xamante ni ñu ngi ci ay jafe-jafe ngeen baal ma jàppale ne lu ni mel nag du dakk tey benn yoon dina dem ni ki ëllëg bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy séentu wàllu jaww ji fu ci mel ni diwaan bu jàmm gën si Mbaaw daañu fa dem fekk fa suñu ndaw Mamadou Fall Rufisque itam rawatina commune bu Sangalkam foofu itam askan wa ci la jamono loxo daal nay dar gémmeñ la ñuy ñaawlu bokk na ci yenn ci ay lotissement yoo xamante ni jàpp dañ ne jaarul yoon benn yoon Abdou Diouf Diagne daañu ànd ak moom leneen lu ñu mën a waxtaanee ci la jotaayu xibaar mbokk yi bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way takk der yi nag lépp lu ñeel yenn ci ay barab yoo xamante ni dañ fay amal aw po ci loo xamante ni nag ajuwul benn yoon ci yoon tax na itam ca bët gànnaar bu réew mi rawatina diwaan bu Matam ak la ko wër ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way takk der yi daal nañu jàpp benn doomi aadama boo xamante ni nag du sénégalais nangu ay machine ci moom naka noonu itam yenn ci ay koppar mu ñeel jeu yooyee daañu waxtaanee leneen xam ngeen ne màggalu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ay fan képp dong moom moo si des kuréel wile di murit professionnel ci la jamono nag ñoom ñoo di boole seen ab xel bokk na ci daal di saafaral jafe-jafe yi nga xam ne nag moom moo am ca Touba Mbacké bokk na ci ñàkkum ndox mi ak itam li nga xam ne nag moom moo di mbënd mi nees def ba rek am aw màggal bu mucc ayib moom moo di seen i ay yitte ci la jamono mbokk yi tënk yaa ngokk bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce aywa mbokk yi ñu junj leen war a bokk door ko na nga xam ne nag noone la ñu ko waxee woon ca ndorteel la taw yu métti yi nga xam ne nag mi ngi wàccu ci la jamono ci Ndakaaru ay fan mi ngi nii léegi la suet waaye jàpp leen ne météo xam la rek ne lu ni mel ëllëg la jëm bëri na ci ay gox yoo xamante ni nag ñu ngi ci ay jafe-jafe ci jamono yii may wax ak yéen ñu dem ca diwaan bu jàmm gën si Kaap Mbaaw fekk fa suñu ndaw Mamadou Fall lay wuyoo Mamadou lan lañ mën a jàpp ci la jamono ci jàmm gën si Kaap Mbaaw mu ñeel mbënn ba fa am jafe-jafe yu metti kon la askan wi nekkee fii ci jàmm gën ci Kaap Mbaaw daanaka ñu ngi fi nga xamante ni sax moo di bërëb bu ndox mi ëppee ndoxu terre beeg péage bi mélangé wu askan wi fi yewoo nekk ci njaxare kër yi foo si dugg ndox mi nangu na ko ñenn ñi sax nga xamante ni nee nañu nit yi démb ci guddi ba léegi nelawuñu ñoom ñu nekk nag di ngàcc ak yooyu ñu ngi nii ci biir ndox mi ànd ak ñoom seen leen gis itam jafe-jafe yi ñuy dund ay jigéen ay jigéen yoo xamante ni ñoom seen bopp nee nañu ndox mi tere na leen xëy dem liggéey yi ay malade yoo xamante ni ñu ngi woon ci biir kër yi itam jafe-jafe lañ ci nemmeeku waaye boo xoolee am na dispositif boo xamante ni daal yëkkati nañ ko fii tamit ndaxte ab bassin bu yaatu lañu daal la ñuy xëcc ndox mi jëmale mu nangu nag li nga xamante ni moo di école bi askan wi daanaka sax xawoon nañu jàppante ndax ci changé li nga xamante ni moo di pompe goo xamante ni daal boo ko dee xayma ñu ne 1000 mètres cube la mën a di tirer ci waxtu wu ne ñu bëgg leen ko changé loo nag boo xamante ni daal 350 la waaye ñoom comme que wóoluwuñu ñu ne pompe bi ci boppam du fa pousse ba loolu indoon nag jàppante ci diggante ña fa nekkoon nag kon waa mairie ba police sax mujjoon ñëw daal di leen yi taxale fii daal Cheikh jàppal ni jàmm gën si Kaap Mbaaw ndox mi kon lor na ñu bëri kon seen i kër fees na dell gàttandu leen loolu daal lu ñu mën a jàpp si nga xam ne ni moo di jàmm gën si Kaap Mbaaw Cheikh Diop. jërëjëf Mamadou Fall ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko waaye jàppale ne du diwaan bu jàmm gën si Kaap Mbaaw képp dong ndax itam bëri na ci ay gox yoo xamante ni démb nelawuñu wala bokk ay fan mi ngi ni nelawuñu ndax ndox mu leen sonal lool dugg ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak makkaan ginnaaw jàmm gën ñu wutali ba tey fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Pikine fekk fa itam suñu beneen ndaw Habib Faye lay wuyoo bu fekkee mi ngi ci buumu jokkoo bi Habib lan la ñu mën a jàpp ca diwaan bu Pikine ci la jamono mu ñeel mbënd ba fa Habib Faye. Cheikh Diop maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Habib lan lañ mën a jàpp ci jamono yi. jàppal ni jamono ji fii ci diwaanu Pikine Ouest buñ ko fi njëkkee fi ñuy gën di nemmeeku ne rek taana Cheikh ba jéggi dayoo mooy station d'épuration bu Dominique
foofu ñuy woowee Curuba laata ngay dox tuuti rek egg kër Serigne Touba bu Pikine foofu askan boobee ñu ne ñoom sonn nañ ba jéggi dayoo ndax tamit ndoxuk taw mi rawatina tamit ndoxu foos ga nga xamante ne moom mooy bal di daw di dugg ci seen biir kër ñoom it ñu ngay xuus boobu ba léegi te it ñi ngi xool ana nan la ñuy def ba ndox moomee mën a dañ ba waral na tamit yoon boobee tamit benn oto mënu faa jàll jamono ji ngir mën a jàll tali bu mag baa nga dem tali bu bees bu ñu jógee foofu fi nga xamante ne mooy ca diwaanu ko buntu Pikine foofu tamit yoon bi dem fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu ko Icotaf foofu jàppal ne tamit ndox ma mu ngi fa xuus ndax tamit bëri na ba dugg côté bi nga xam ne moom la ñu duppee zone industrielle la boo jubalee ba ca kanam nag di nga dem diwaanu Pikine Est foofee ñuy duppee Wakhinane foofu jàppal ne tamit ndox ma nga fa donte sax am na yenn travaux de pavage yi nga xamante ni ñu ngi ko fay gën di nemmeeku waaye xamal ni ba léegi tamit ndox ma jógewu fa beneen bi nga xamante nit moo gën a sonal nit ñi moom mooy bassin bi nga xam ne moom moo jàkkaarloo parc Lambaye bu Pikine foofu tamit ndox mi jéggi na dayoo ndax tamit dafa mujjee dugg ci biir kër gi ba askan wi ñoom ci seen boppam it pour ñu dem ñëwaat problème la oto yi war a jógee fi diwaanu Pikine dem fa nga xamante ne mooy ca Ndakaaru mënuñoo jàll ndax dañuy contourner mën a jaar ci route des Niayes bi ngir mën a dugg fa nga xamante ne mooy ca station EDK bu Pikine ngir mën a jàll dem fa nga xamante ne mooy ca Cambérène ak feneen foofu doon na loo xamante ni tamit démb ba léegi ndox ma nga fa jógu fa te it route nationale boobee c'est impraticable ci li ñu gën a mën a jàpp comme ci diggante Pikine Est Pikine Ouest fële nga xamante ni mooy ca ginnaaw raay moom donte sax pompe yi ñu nga fa nga xamante ni mooy ci diwaanu passerelle beeg pont bi foofu xamal ni ba léegi ndox ma tamit du fa jóg ndax buy taw rek day ñëw waaye taf day jékki-jékki rek dem ba nga xamante ne askan wi dinañ mën a continuer waat dox seen i soxla seex bokk na ci yenn barab ya nga xamante nit nemmeeku nañ ko fii diggante démb ak léegi ci taataa ndox yoo xamante nit sonal na askan bi bu baax Cheikh Diop. jërëjëf Habib Faye suñu ndaw diwaan bu Pikine ak la ko wër mu doon ñu jukkil la nga xam ne itam jafe-jafe la ca askan wa di ko dund ci yile jamono daanaka fépp rek daal di taa ci Ndakaaru ndox mi wutali makkaan lépp lu soxal itam wàllu dem ak dikk xam ngeen ne ci la jamono dafa rek tàggatémbe ndax itam xàll wi ndox mi mu nga fa na xuus jàppale lu ni mel ëllëg la jëm buñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa météo leneen lu ñu mën a jàpp ginnaaw Pikine ak itam jàmm gën ñu tali Rufisque wax itam ca foole nga xam ne nag moom moo di ca commune bu Sangalkam foofee itam askan waa ne la watuñu benn yoon ba yandoor tax na itam ñu daal di addu bëgg itam njiit bu réew bu Sénégal dégg seen i ay jafe-jafe saafara itam mëneste juddu Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ci reportage. cité Hawadia cité Sapko Kunun Sangalkam gox yi yëpp nag ña fa dëkk di yuuxu wàllu ndoxu taw yi daal di nangu ay kër yu bëri. maintenant problème bi dafa gën a métti parce que ndox mi dafa dem ba suñ cité bi dafa yàqu xëy na am na partie yu ngeen demul mais suñ tali bi dafa dagg cité bi moom la waa cité enseignant di transiter Air France Air Afrique fii la ñuy jaar mais dem na ba oto mënatu fee jaar fi mu ne ay charrette sax gisal ngeen ko seen bopp ñooy dugg. cité bi yëpp seen kër yi ci ndox la nekk pour nga dem sa kër il faut que nga def 20 mètres ci biir ndox mi day ñëw ba ci sa naq mais dimbale leen ñu ngir yàlla ngeen génne ndox mi fii loolu mooy jafe-jafe bi. jafe-jafe bu métti bi nag ñuy dund ñu jàpp ne yoon ndox yi nga xam ne nag dañoo faral di ko def ay kër moom moo ko waral. problème bi yëpp dafa am benn waay bu nekk bu sëkk fii benn place boo xam ne ndox mi fa la doon dem non seulement sëkk na mais daf ko clôturer alors léegi bu ko sëkkee ndox mi kon dafa mun a dem léegi donc ñun suñu problème mooy ndox mi au lieu que mu dem foofu ndox mi dafay retourner ci biir kër yi léegi kooku dañuy ñaan autorités yi partie boobu nga xam ne dañ ko commencé sëkk. boo ñuy prévoir pour def ko ay dëkkuwaay lii lay war a sul nañu dimbalee foofu bu fa kenn dëkk. ñu daal di koy door plan Orsec nag njaboot yi nga xam ne ci fitna rek la ñu nekk jàpp ne gisaguñu njariñam. li waxee nañu agir mais pas ñu ñëw rek pour constater pour dem sonn nañu nag ba fu sonn yem parce que lii buñ ko bàyyee ni bu ëllëgee dootuñ cité bi moom day seey vraiment sonn nañu trop waaw loolu daal ndimbal daal la ñuy ñaan nañu autorités yi dégg. ñëpp ñëw ñu jàpp si pour arrêter lii problème bi jeex une bonne fois pour toutes. bu weesoo cité yooyu nag commune bu Bambilor ak commune bu Sangalkam tamit ñu ngi dund jafe-jafe ñeel mbënd mi. mënees naa wax bépp gox ci Ndakaaru waaye tam ñuy masaw bu baax a baax ñi nga xam ne ci jamono yi ñuy àddoo ñu ngi ci ay jafe-jafe ndox mi nangu seen ay makkaar ñuy bokk ak ñoom li nga xam ne moom moo di tiis bi ñu wëyal xibaar yi itam wax ci leneen muy sax yi nga xam ne nag ñoom ñoo sonal tool ya ca diwaan bu Louga tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi ci la jamono ñoom itam ñu ngi ci aw njàqare bëgg nañ itam ku leen dimbali ci lu ni mel ba tax ñu mën a wëyal liggéey bu baax a baax ci nga xam
xam ne moom moo di Thierno Fall moo ñu teewal ca diwaan bu Louga. fii ci département bu Louga ay at a ngi nii daanaka nawet bu jot awar yi yàq fi ay tool yu bëri muy nag ay jafe-jafe yu nga xamee ni si ñii di baykat yi ñi ngi sàkku ci nguur gi mu indi ci ay saafara. lii yàq tool yi muy awar yi chaque année day ñëw di ko def te DPV mi ngi fi loolu mooy spécialité am te loolu lañ jàng ñoom kon ñoom jaadu na ñoom ñu fi xeex ak lii ba awar jug fi kon loolu lañ ci woo DPV mu wuti ay moyens moom mu seet ñoom comme jàng nañ ko xam nañ ni ñu xeexee. ñu xeex ak awari ba mu jóge fi. suñu sukkandikoo ci xalaatu ñi taxawee wàllu mbay mi fii ci département bu Louga awar yi ngir ñu mën leen a faagaagal benn yoon faaw rek ñu taxawal ay programme yu nga xamee ni si dina gën a yaatu. mais dafa di mbir mu xóot moo xamante ni ñun ci suñuy jàngat mooy di ñu jàllale tamit ci kilifa yi mu doon loo xamante ni day doon ay programme de recherche yu ñuy taxawal. pour jéem a saafara loolu yëpp ndax li ñuy wax maanaam problème entomologique ba nga xamante ni dañuy xool. di boole méngale lii nga xamante ne mooy traitement chimique ak lii nga xam ne mooy traitement biologique. ci arrondissement bu Koki ay toolu ñebbe yu bëri awar yi faagaagal na leen muy ay jafe-jafe yu tar ci baykat yi nga xamee ni si soxla nañ ku leen jàppale ngir ñu mën a amaat beneen jiwu. moo tax ma xalaat tey ne am nañu variété ñebbe boo xam ne cycle court la variété melax boo xam ne mën na durer 45 jours mën na ñor ñu gis ne fi nawet bi toll mën na fi ñor moo tax ñu xalaat jël ko. jàppale ko population yi teg ko ci loxo monsieur le préfet. Cheikh bi ñu demee sollicité ko ci ak mbaaxam ci laabiram mu xam ne ci population bi la dëkk mu yëkkati 500 sacs ñebbe di ko jox ko commune bi jàppale nu ko kon duñ def lu dul di ko sant di ko gërëm. jiw ñebbe bi di variété melax toll ci juróomi téeméeri hectare Cheikh Diop di ab opérateur semencier daal di koy may baykatu Koki yi ngir jàppale leen. ginnaaw baykat yi ñi yëngu ci wàllu napp yi itam taxawal seen ak kuréel dippee ko ànd suxali li nga xam ne nag moom moo di géej gi ci waxtaan woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ci la jamono bokk na ci def kéem kattan ba rek jafe-jafe yi nga xam ne nag dañu koy dund ñu daal di koy saafara lu ñuy xaar itam ci li nga xam ne moom moo di fukk ak ñeenteel bi législature mu di nag am koo xamante ni dina leen taxawal ca pencum ndaw réew ma Pierre Mboup moom njiit la ñu teewlu ay kàddoom. ñu dañu yor suñu géej mu metti lool ñu bari ay jafe-jafe bari lu ñuy dund lool mu metti lool nguur gi war ñu taxawuñu war ñu jàppalewuñu war a taxaw suñu kanam taxawul suñu kanam te yaakaar naa bu ñu joxee nguur réew war na man di surveiller secteur yëpp pour jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am suñu ay mool ñu ngi dem géej bato yi di leen bëkk ci géej gi suñu ay nappkat ñu ngi dem géej gisatuñu seen bopp ci géej gi mu doon ay jafe-jafe yu metti président Macky Sall dootuñu nangu mu joxati ministère de l'économie maritime nit koo xam ne daf ñuy noot wala daf ñuy indil ay jafe-jafe wala day indil napp gi jafe-jafe loolu dootuñu ko nangu dañu bëgg mu leer d'abord mi ngi waaj a fal gouvernement ak ku muy mën a jox napp gi na ko jox koo xam ne xam na secteur bi mën na liggéeyal secteur bi mën na génne secteur bi ci jafe-jafe yi mu ne muy ci côté Mauritanie di ci côté Bissau ci licence ci dem géej ci ñëw ci bato yi nga xam ne ñu ngi ñuy rey ci géej gi ñi ñu fal tamit ñu dem assemblée nationale ñu ngi leen di wax ni sant ñu leen pour ñu dem fa di xeex ak xuloo nañu défendre secteurs yi ci réew mi muy élevage di mbay di napp ñu défendre loolu mais nekk foofu di xuloo ko xeex di saagante loolu bu ñu ko defee war nañ askanu Sénégal te ñu napp gi dañ ci participer def ci suñu alal def ci suñu énergie ñu gagné réew mi. lii nag ca diwaan bu Nguéniène foofee itam xam ngeen ne Ousmane Tanor Dieng bokkoon na ci ñi nga xam ne nag da leen doon waxal ci li nga xam ne moom moo di gouvernement bu Sénégal mu ñeel jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund gox boobee itam jàpp leen ne bi Ousmane Tanor Dieng dëddoo ba tey lépp ci ay liggéey yoo xamante ni dooroon nañu ko amul lenn ci loo xamante ni àggali nañu ko askan wi nag bëgg ñu daal di buural lu ni mel Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ci reportage. ci commune Nguéniène chantier yu bëri ñu tàmbale woon ci commune Nguéniène fi mu ne nii dañu taxaw mu doon mbir mi nga xam ne ñu dëkkee ci bërëb boobu di ko ñaawlu. li nga xamante ne tey moo am ci commune Nguéniène ay chantier yoo xamante ne bañ ko tàmbalee moo ngi bëgg a mat ay 10 ans yu mel ni garage yu Nguéniène lu mel ni marché bu Nguéniène nga xam ne boo seetee mat na 3 ans ba travaux yi arrêté gisuñu entrepreneur. xeer bu gën a ndaw sax yokkuwu fa. taw bi moom it am na li nga xam ne yàq na ko ci Nguéniène ndax tax na ba ñu fa dëkkee am ay jafe-jafe yu tar ngir mën a génn seen gox boobu. yoonu bii nga xamante ne tey moo jóge ci Ajaay ñëw ba Nguéniène yoon boobu yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ne bañ koy defar yàgg na trop sax
waaye li ci gën a doy waar mooy fi ñu toll nii instant bi nii kenn mënul jóge Ngéeñeen dem ba Caajaay kenn tam mënul jóge Caajaay ñëw ba Ngéeñeen parce que ci diggante bi dafa am ñaari pont yoo xamante ne dañ fa nekk. pont yooyu entreprise bi defar tali bi daf leen dindi woon def ay contournement léegi nag contournement yooyu noonu dafa nekk ci xur taw yi bari contournement yi dagg donc pont yi kenn mënu faa jaar fi ñu defoon encore ay contournement kenn mënu faa jaar. beneenu gox ñu ngi ci Sessène fii tamit jafe-jafe yi bari na fi. nomination te femmes yaa ngi fii sonn amul kenn ku leen jàppale population baa ngi dox 4 kilomètres 5 kilomètres pour dem école amul dispensaire amul hôpital amul case de santé y a rien à Sessène. zone rurale bu nekk ci département bu Mbour am yaakaar nag ci programme yu mel ni PUDC ak xeet gi ni mel ngir mën a am ci ay jumtuwaay comme yeneen i gox yi. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi ñu àddu ba tey ci lu soxal langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal mu ñeel vote yi ci Haut Conseil yu collectivité territoriale xam ngeen ne nag maison de la culture Douta Seck foofu itam centre la ci la jamono nag ñu ngi amal li nga xam ne nag moom moo di vote bi ñu dem fekk fa Pape Fara Gningue mu daal di ñuy wax vote yi ci la jamono nan la tëree Pape Fara maa ngi lay nuyu bu baax a baax. sëñ Cheikh maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu di la ziar. jërëjëf lan lañ mën a jàpp jamono yi nag ca Douta Seck. li ñu mën a jàpp daal naam taw bu bëri ci suba ba léegi daal gis nañ ne conseil yi ñu ci bëri ñëw nañ daal di wote si ñii ab car moo leen dem indi di dem ak ñëw ñii ay oto yu ndaw ñu fees jël ci sa maison bu culture Douta Seck ñëw nañu nag voté amoon na rush bu bëree bëri boo xam ne daal nit ñi ñëw nañ waa Biscuiterie gis nañ leen fii waa Médina gis nañ leen fii waa Ouakam gis nañ leen fii ak yeneen communes yoo xam ne ñëw nañu loolu daal mën nañ fee jàpp ci organisation boo xam ne nag gisaguñ ci benn jafe-jafe ndax am na représentant waa Sénat ñu ngi fii ak li ñu mën a jàpp daal mooy ñaari bulletin lañ ci teg benn bi bu Benno Bokk Yaakaar la benn bulletin blanc lañ def ak benn enveloppe ñu teg ko ci table bi kon vote du yàgg boo ñëwee rek da ngay choisir daal di jël loolu lépp nag ci supervision ñii di ay takk der yi ci buntu ba ñoom fa fees tell ci beneen buntu bala ngaa dugg ñu nga fa naka noonu tamit bala ngaa yegg ci bureau de vote yi ci benn salle bu mag lañ ko def daal di koy séparé mu nekk ñetti bureau de vote ñoom ñoo am fii ci maison de la culture Douta Seck vote bi nag xam naa dina teel a jeex ndax nag fiñ toll ni kenn voteetul ndax nag gars yi dañoo ñëwandoo ab masse te jàpp nañ ne daal ne gis nañ ne ñii di conseil yi ñu ci bëri ñëw nañ daal di kon ñu ngi xaarandi lan lay tukkee gannaaw boycott bi nga xam ne waa Yewwi ak waa Wallu wax nañ ko ne duñ ko def ndax seen i conseils yi ñoom ñëw nañ daal di voté si wala déet loolu xam naa fii ak ngoon lañ di xam dara bu ñu wàññee xob bi ndax nii la quelque la woon ci ay conseillers waa benn ñu ngi amoon 500 yu teg kon loolu lépp daal dinañ ko xayma fii ak ngoon Cheikh. Allah nga daal di ñuy jukkil la nga xam ne rek moom moo ruusandi ci ay xibaar mu ñeel vote bu HCCT ñu koy amalee fa nga xam ne nag moom moo di ca maison de la culture Douta Seck foofee centre ci Ndakaaru ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen loo xamante ni maa leen ko doon junj bi ñuy door li nga xam ne nag moom moo di jotaay wi mu ñeel yenn ci kartum xaalis bi nag ñu koy amale ci anam bu dul yoon mu mel ni itam ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal mu ñeel way takk der yi itam ñu ngi ci amal liggéey bu mucc ayib kenn ci koo xamante ni daal nañ koy jàpp mu mel ni nag nationalité étrangère la rek daal di yor ay machine ñu nangu ci moom ak itam ay koppar ñu teewlu lieutenant Aliou Ba ci micro Ibou Diouf. Conformément aux instructions du haut commandement visant à mettre fin à la... ni ko commandement bu gendarmerie nationale di ko defee saa su nekk rawatina di xeex lépp lu aju ci salle de jeu de hasard yi nga xamante ne dëpp wuñu ak yoon ci loolu nag jot nañu amal ay série opération yoo xamante ne compagnie gendarmerie bu Matam moo ko amal ni ñu koy faral di amali ci yeneen gox yi ci biir réew mi. ci guddi escadron bu surveillance bu l'intervention bu Ourossogui amal ne ab patrouille ci loolu nag jot na teg loxo benn camion boo xamante ne dafa yeboon lu toll ci juróom fukki machine à sous teg nañ loxo tamit benn waay joo xamante ne dañuy njort ne cosaanoowul Sénégal ak lu toll juróomi téeméeri junni ci suñu xaalis ak lu tegal ñu ne nag koppar biñ ci jëlee ak jumtuwaay yi jamono ji yóbbu nañ ko ca brigade mixte bu Ourossogui ngir mën a ubbi l'enquête bi.
mu mel ni élément Thierno Fall bi nuppi na mu ñeel vote yi ci soxal HCCT ca diwaan bu Louga la ñuy dem bu fekkee élément bi yemb na Thierno maa ngi lay nuyu bu baax a baax diwaan bu Louga lan lañ mën a jàpp jamono yi Thierno Fall bu fekkee élément bi noppi na wala bokk mënees nañoo jokkoo ak moom ñu digtal ko mbokku téléspectateurs yi mu ñeel vote bi ci la jamono nag nga xam ne ñu ngi koy amal mu ñeel HCCT diwaan bu Louga ñu ngi koy amal foofee bu fekkee yembul ayca Thierno. spectateurs yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi fii ci école Mbante fii ci diwaanu Louga nga xamee ni rek fi la ñuy amale élection HCCT yi ñu ngi koy amal nag ci teewaayu ay conseils yu nga xamee ni si ñoom ñooy ay conseillers municipaux ak ay conseillers départementaux toll nañ ci juróom-ñeenti téeméer ak ñetti ñu nga xamee ni rek ay électeurs lañu war a voté ci ñaari bureau de vote yi nga xamee ni si ñoo nekk fii ci benn centre bi ñu fi créé muy école Mbante ci biir bureau de vote yi nag ñaari bulletin ñoo fa nekk muy benn bulletin bi nga xamee ni si Benno Bokk Yaakaar moom moo ko moom ak beneen bulletin bu nga xamee ni bulletin blanc lay doon. élection yi nag tàmbali nañ ko depuis ce matin mi ngi déroulé wu normalement fii nag ci diwaanu Louga comme gis nañ ni benn coalition rek moom moo ci nekk candidat yi kenn ki Pape Dia Oréa la ñu koy wax ak itam Aram Diop di maire Thiamène bokk ci kaw maire ministre maire Moustapha Diop élection yi conseil yi bàyyeekoo nañ ci département bi ñoom ñëpp ñi ngi fi ñi ngi ko tàmbali ci suba comme ni ma ko waxee sànq fas yéene ko jëmale ba 18h loolu la ñu mën a jàpp ci tënk en attendant fii ak 18h ñu dellu si waat ci faram-fàccee résultat yi nga xamee ni moom moo génnee ci élection au conseil yi fii ci diwaanu Louga. au conseil des collectivités territoriales daañu leen jukkil yenn ci ay xibaar yoo xamante ni nag moo rusandi ci vote wile ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Thierno Fall ñu àddu itam ci leneen jàppale de fédération yu chambre des métiers du Sénégal ñoom ñooy sàkku ci gouvernement bi nag mu def ab taxaw seetlu ci lu ñeel fonds force Covid 19 ca diwaan bu Saloum la ñu rek daal di daje wax itam ci leneen mu ñeel seen i jafe-jafe ci bile secteur Issa Dieye moom mooy njiit la ñu teewlu ay kàddoom. chambre de métier yi sa diggante ak artisan yi bëgg nañ la direction de l'apprentissage ñu indi ko boole ko ci secteur de l'artisanat région boo dem département boo dem am na maison de l'outil te ku ne outil wax artisanat donc bëgg nañ maison de l'outil yooyu ñu jël ko jox ko chambre de métier yi gère administration bi bëgg nañ itamit xaalis boobu nga xamante ne njiitu réew moom moo ñu ko joxoon nga xam ci médias yi la ñu déggee ne fukki milliards ak ñett la ñun ñi nga xamante ne ñooy kilifa artisan yi amuñ ci benn kii ci médias yi lañ ko déggee fukki milliards ak ñett yooyu nga xam jox nañ ko artisan yi bëgg nañ ñu defal ñu évaluation donte ñoo ko moom nag mais bëgg nañ tey jii li nga xamante ne jot nañ ko def ak ñi nga xamante ne ñoom lañ jot a jox ñu wax ñu ñan ak ñan la ñu def évaluation bi fukki milliards ak ñaar yi nga xamante ne ñoo dégg yi tamit njiiti réew mi wax nañ fukki ak milliards ak ñaar moo des bëgg nañ ñu jox ñu ko ñu motali ko ndax artisan yi ñu koy laaj. aywa mbokk yi ñu wax ci wàllu dem ak dikk jàppale na nag ca diwaan bu Touba Toul ca département bu Thiès gaaru Thier ba fa dina mën a tax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur si coxeur yi nga xam ne ñoom ñoo leen doon sonal dootuñu leen sonal benn yoon lépp lu ñeel itam secteur bu ni mel ñu daal di koy joyantiwaat doon na lu gënal chauffeur si Cheikh Anta Diop ak Selatix diwaan bu Thiès ak la ko wër. nu bëgg fii ci Touba Toul ab gare routière fu oto yi nag di mën a taxaw nit ñi di fi mën a dem ak dikk loolee mbébét la woon bu waa Touba Toul doon sàkku tey jii de indi nañ leen ab gare routière bu mucc ayib maire dëkk bi ne nag gare routière bii dina tax dëkk bi gën a yaatu te dafa dend ak autoroute Ila Touba bi. ndax garage bi fi mu nekk dafa xatoon xataay boo xam ne dëkk bi ci boppam xajatuñu fa woon donc moo tax ñu boole ko ak daral bi. naam sax daral bi moo jiitu ndax ku nekk xam na ne commune Touba Toul bokk na ci commune yi nga xam ne autoroute bi ñoom la gën a jege ñoom la gën a laal ba pare mu am sortie boo xam ne da lay permettre nga dem Tivaouane nga dem Touba dem Saint-Louis dem fépp ci Sénégal. autoroute bi ay xalaat moo waroon jib pour ñu xool naka la mën a indi développement ci commune bi nga xam ne jaar na fi muy Touba Toul. gare routière bi ñu ngi ko tabax ci terrain ñeenti hectares ci ndimbalal ay partenaires yu bëri ak fonds yu jóge ci mairie bi. dana tax tamit commune bi gën ci gis boppam
ndax dafa bëri woon oto yuy jaar fii di def lu ñuy woowe maraudage. Touba Toul mi ngi ci yoonu dem loolee la maire bi xamle wax ne dëkk yu bëri amoon jafe-jafe lu jëm ci wàllu courant waaye tey jii de village yu bëri daanaka am nañu courant. gërëm ci président de la république Macky Sall ndax yàlla dogal na dëkk yu ci bëri tey am nañ courant mu nekkoon tawat boo xam ne commune Touba Toul da ko doon dund. askan wi ñoom ñëpp bëgg nañu wax ne Touba Toul day des na tuuti de dootuñu ñeetaan yenn dëkku taax yi. mbokk yi bokk na ci lu mu leen doon junj sànq bi ñu door yi jotaayu xibaar màggaluk maam borom Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul xam nga ne ñu ngi ci waajtaay tax na itam kuréel wi di pee seen bopp murit professionnel daal di dajale ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci lu bëri ñu doon ni murit ca Masalikul Jinaan ngir waxtaanee yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni am na ca dëkk selwa bokk na ci ñàkkum ndox mi ak itam mbënn mi bugguñu mu daal di leen sonal benn yoon ci màggaluk atum 2022. Abdoulaye Diop ak Modou Diop ñoo teewee ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ca Masalikul Jinaan. dajale ay murit yu seen xam-xam màcc ci wàllu wu ne ngir ñu liggéeyal dëkk bii di Touba mooy yéene murit professionnel benn kuréel bu judd ñaari at ci ginnaaw. maanaam murit yi fi daje nan lañ mën a def ba jàpp ci liggéey boobu nan lañ mën a def ba dëkk bii di Touba lépp loo xam ni luñ ci war a doxal la ñun nan lañ ciy mën a jàppee. murit professionnel invité na ci ndaje bi ki jiite wàllum communication bu màggal bu Touba moom nag mi ngi dalal xel yi waaye nee na am na ñaari jaaxle yu ñu war a jublu. ñaari souci lañ am rek ñaari jafeñ-jafeñ mu lekk ci wàllu inondation yi ba tey jii ndox ma am na fa am na population yoo xam ne quand même ñi ngi sonn ak li nga xam ne aussi moo aju ci wàllu ndox mi ñu naan loolu aussi am na quelques problèmes. mais xañ na ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko muy camions yi indi pour di pompe ndox mi ak forage yu bees yi nga xam ne yokk nañ ko ci ak camion citerne yi ak bâche à eau yi ak yu mel noonu jàpp nañ ne au moins jafe-jafe dana wàññeeku incha allah. kii bokk ci murit professionnel xam-xamam dafa màcc ci wàllu ndox moom mi ngi leeral jafe-jafe yi am ci wàllum ndoxu Touba ak naka lañ si mën a sàkkee ay pexe. ci données OFOR yi ñu jot a am daaw ñu ngi produire 100 000 mètres cubes jour donc loolu boo ko xayma buñ ko séddalee nit ku nekk presque ci ay 25 litres ngay am wala moins de ça par jour mais loolu boo xoolee yeneen secteurs yi nga xam ne dañuy utiliser ndox yëpp dañ ciy war a bokk donc day nekk jafe-jafe donc day nekk ay tension ci accès bi xool aussi jàngat problème yi nga xam ne yëpp ñoo am ci biir hydraulique Touba mooy problème mu fuite yi problème mu branchement yi problème mu forage yi. murit professionnel di ñaan murit yëpp ñu booloo ngir màggal gi jàll ak jàmm xew-xew bi bari lu muy jëriñ loolu réew mi ci wàllum koom ak aada. ak itam biti réew ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Abdoulaye màggal gi ñu egg ci ak jàmm ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram football jàppale ne nag ligue sénégalaise bu football professionnel daal nañuy amal li nga xam ne moom moo di tirage yi mu ñeel championnat bu ligue 1 ligue 2 atum 2022 2023 li nga xam ne itam moom moo di affiche yi nii leen la tëree Casa Sport Seneps AS Pikine Génération Foot Teungueth FC dina laale ak AS Douane ñu ànd ci ak Cheikh Sadbou AS Pikine bii di dalal Génération Foot mooy jongante bi gën a mag ci bés bu njëkk bu Ligue 1 bi saison 2022 2023 diggante ñaari équipe yuy wut championnat bi doon itam ñu am mbooloo kenn du ko bëgg wute ci stade Alassane Djigo. Casa Sport bi yor raaya bi dina dalal Seneps Excellence bu Thiès ASC Jaraaf bi bëgg raaya bi ak entraîneur am bu bees bii di Youssouf Dabo dafay dalal Sonacos bu Diourbel bi yéeg ren ji Stade de Mbour bi yéeg ren ji itam moom biir dëkkam lay dooree di dalal Guédiawaye FC. Teungueth FC bi nga xam ni doxul woon dara daaw dina jéem am ndorteel bu baax ci kanamu AS Douane ci njiitalu entraîneur am bu bees bi di Mbaye Badji. Linguère bu Saint-Louis di dalal US Gorée ci jongante diggante ñaari équipe yu miin Ligue 1 bi. Jàmbaar de Saly bi bokk ci ñiy wut championnat bi dafay fekk ji Dakar Sacré-Cœur doon jongante bu dox diggante ñaari académie football. ci Ligue 2 bi Ndiambour de Louga ak Mbour Petite Côte yi wàcc ren ji dinañ door seen championnat dalal Demba Diop FC bu Mbour ak Jamono bu Fatick
ñaari championnat yi dinañ door 1er octobre bii di ñëw. Cheikh Sadbou jàppale na stade Mawade Wade diwaan bu Ndar Géej foofee nag lépp lu soxal leer ga dafa rek xaw a sooxe ndax itam ñi nga xam ne ñoom ñooy tàggatu mënuñoo football benn yoon ci aw guddi naka noonu itam ñuy sàkku rek ñu daal di joyantiwaat lu ni mel Ibrahima Ba bu ONCAV bu Ndar Géej la ñuy teewlu ci micro Ousseynou Diop. donc dañu nekk ay sportif di yeewoo fii si Ndar di ñëw si stade bi. di gis suñuy doom suñuy sët suñuy jarbaat donc di si fubal mu nekk li nga xamante ni danger la pour ñëpp ñu ni woon nag ñuy lancer un appel si monsieur le maire monsieur Mansour Faye di vraiment yëg nañu sax ni mi ngi def ay jéego yu am solo mais dañ koy gën a ñaax rek waaw mu jàppale jeunesse bi parce que boo xoolee lumière bi 5 ampoules mooy tàkk te 5 ampoules mën naa wax ni danger la si xale yi nga xam ñooy fubal ci terrain bi. donc yaakaar naa ni bu déggee message bi donc xëy na mi ngi am jéego yu muy def sax yaakaar naa dina gën a gaaw waaw loolu daal laa bëggoon daal. waaw nawetaani door na mais ODCAV mënul arrêté parce que bu ko arrêté day dugg ci vacances yi te bu duggee ci vacances yi day répercuter ci élèves yi. mbokk yi jàppale na nag championnat régional junior diwaan bu Sédhiou daal nañ koy amal ASC Tessito Réal daal di dóor JUC bu Goudomp lu toll ci ñetti bal ci benn jàppale na itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi nag Koumaré FC bu Sédhiou daal nay dóor sélection régionale bi ñeenti bal ci dara mu doon match yu am solo tax na itam moom Madi Touré président bu génération foot di sàkku ci ku mel ni Sadio Mané bu Bambali mu daal di xoolaat bu baax a baax fa nga xam ne nag fa la ñuy amalee yooyu le football maanaam stade ba ñu daal di koy defaraat Bakary Konté ak Khalid Diamé. final régional boo xamante ne ASC Tessito Réal moo ko daal di jël fii ci diwaanu Sédhiou ci terrain boo xamante ne presque baaxul Aliou Dabo mooy président ligue régionale bu football bu Sédhiou. peut-être c'est l'état du terrain qu'on regrette un peu. état terrain bi nag la ñuy regretter ndax nu mu yàqoo wante nag président bi rassuré nañu parce que mu ngi ñuy jéem a comprendre di ne am na liggéey boo xamante ne dinañ ko def pour terrain bi mën a praticable ndax boo fàttaliku ko sax si sargal Sadio Mané terrain bi tam nii la meloon. sargal ou de marche de gala de Sadio c'était comme ça. malgré terrain bi nu mu meloon ak taw bi football bu rafet lañ daal di gis loolu nag ku ko xamle mooy Madi Touré président génération foot moom nag mi ñaax Sadio Mané mu daal di tabax benn stade gazonné jagale ko ndaw yi bu mu tabaxee lycée ak hôpital. sama teewaay fii bari na lu ma fi andi tey déjà par Sadio Mané sama doom comme li ma ko yàggee wax sama teew aussi sama xarit Aliou Dabo. tey boo xoolee tey ñi ñëw ñuy xool conditions yi ñuy joué fii tey vraiment loolu plaisir la parce que bu ñu bëgguloon football tey duñ fi ñëw en tout cas man dinaa def benn diagnostic boo xam ne dinaa ko wax Sadio tey ñëw Bambali tey kii sama doomu ndey la muy maire de Bambali Ibrahima Touré bi ma koy xam nekkuloon maire du dëgg donc tey mu nekk maire ça veut dire que tey xam naa ni dina andi plus Bambali te Bambali fierté la bu ñu ñëw fii. parce que tey ku ñëw fii ci seetaan football gis taw bi lu muy men gis tey conditions yi ñu xale yi di jouer gis talent bi aussi kon am naa espoir que ni football Casamance bi war na yéeg ci kaw. autorité locale yi bëgg nag génération foot daal di signer benn partenariat ak région bu Sédhiou. léegi il faut ñu signer partenariat boo xam ne du partenariat Bambali commune du partenariat Bambali village c'est la région de Sédhiou man dama bëgg chaque année muy ñëw fii di def test. ñiy yóbbu ay talent fii dafa bari ay talent. Madi Touré nag daal di jox équipe yëpp participer ci tournoi bi ay maillot ay trophée ak tamit ay ballon. jërëjëf Bakary boobu la élément fa la ñu jaar daal di bural jotaay wi yëkkati ko dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi.